ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci projet de loi bi nga xam ni Macky Sall tëgg na ko jotoon nañ partagé ci tënk leeral waa M2D maanaam li sabab bi ñu bëgg ci ñëw ak ay détails. comme que Macky Sall ak ñi mu àndal nee nañ li fi xewoon mars avril daf leen bettoon bii yoon moom itam mu ne dafay bettaate parce que njiit bu ñàkk fayda la boo xamante nii dafay fayantoog askanam seetul naka lay génnee sénégalais ci situation yi ñu nekk moo xam chômage pauvreté crise yi am ci université yi def nañ ci vidéo spéciale mais situation bi xew moo tax publier guñ ko ndax li Macky Sall nar urgence la boo xamante nii dafa baax ñu leeral ko sénégalais yi. donc réew mi foo laal dafay métti agression yaa ngi lëmbe quartier yëpp chaque jour nga dégg ay cas au lieu que moom mu jéem ci trouver ay solution mais déedéet mi ngi ci recruter ay nervi ngir dugal leen police ak gendarmerie écarter ay haut gradé parce que defuñu moom li mu bëgg ba noppi nag indi projet de loi boo xamante nii veille bés biñ ko war a voté la ko sénégalais yu bëree bëri yëg parce que nee na comme que dañ ko bettoon bii yoon moom itam dafay bettaate indi projet de loi boo xam ni visewul politiciens yi dong visewul manifestants yi dong mais même li fi xewoon jamono yu weesu muy rassemblement contre góor jigéen yi loi bu bees bi dafay viser loolu noonu ndaje yu ni mel ba ci suñu genre yi nga xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi ngir sensibiliser sénégalais yi ci yorin gu bon gi ñu yoree réew mi loi bi nee na dañ leen di considérer léegi comme ay terroristes ak étudiants yeeg bépp sénégalais bu bëgg a ñaxtu li la métti loolu lañ bëgg a leeral étape par étape ngeen xam fi Macky Sall jëme Sénégal te duñ ko may dara ndax tey la xeex bi di gën a am solo du ay loi mooy tax ñu reculer du ay loi mooy tax ñuy tiit xeex bi ñuy def yàlla lañ ci jiital d'abord. dañuy dem directement ci point yi gën a graaw ci loi bi te ñu ne léegi képp ku ko def dañ lay considérer comme terroriste mën nañ la sax tëj sa giiru dund. benn bi mooy nee nañ crime commis par participation à un mouvement insurrectionnel boo demee ci code pénal rawatina article 85 mouvement insurrectionnel mooy par exemple étudiants yi bu ñuy def front baare yoon wi ba kenn demul kenn dikkul parce que tamit li tax étudiants yi di def loolu mooy comme que suñu njiit yi du koy mbaam la ñu yor nañu baal ci kàddu yi mais bu ñu jëlee ko ci mel ne Macky Sall xamul kuy wax ak moom ci njëkk ak teraanga parce que baadoola la booy kaas du dégg faa nga jëflanteeg moom ci mbedd yi muy soog a réagir kon du koy mbaam la yor ba tax na kuy kaas faa nga wàcc ci mbedd mi muy soog a def réaction. ñu ne léegi ku defati loolu noonu dañ lay considérer comme terroriste mën nañ la tëj sa giiru dund alors que ki ñuy jëflanteel moom du dégg xamul wax ju neex maanaam bu lépp jàllee da ngay am lu la métti di wax kenn du la faale mais boo génnee di fësal sa naqar ci mbedd mi ñu considérer la comme benn defkatu ñaaw def ab terroriste lii la Macky Sall bëgg. beneen danger projet de loi bi mooy ku ne xam ne ni Macky Sall dafa recruter ay nervi ñoo xam ne du ñu ay alkaati amuñu droit dóor ay doomi aadama amuñu droit attaquer kenn. mais comme que nguur moo leen ngemb dara du leen ci fekk léegi nag ñun ñii waxoon nañ ko te tey lañ ko gën a wax sénégalais itam dañoo war a armé wu ngir ku leen agressé ñu fayu lii mooy yoon bu ñu newee ci dëkk boo xamante ni amul yoon ñi la war a aar dañ lay seetaan yow yaay jël say propre matukaay yi Macky moom dem na ba comprendre loolu noonu xam ne ni askan wi dañuy jël seen matukaay bopp léegi ci loi bi def ci dugal benn point boo xamante ni objectif bi mooy suñ la attaqué doo sañ a fayu dañ ne les violences ou voies de fait contre les personnes maanaam tey boo gisoon ab nervi di ñëw di la attaqué avant muy dal sa kaw mu leer na kii dafa ñëw pour dal sa kaw gaañ la nga profité dal ci kawam parce que ñoom bu ñu la gaañee dara du leen ci fekk mais boo leen jiitoo ci attaque boobu noonu yow dañ lay considérer comme terroriste lii moo nekk ci biir projet de loi bi ñu toppee la li ñuy wooyee violence ou voies de fait contre les personnes point bii empêcher doomi aadama yi fayu contre nervi yi moo ko tax a jóg bañ na ko sax bu dañoo ñëw ci point 11 bi ne boo fabriqué wala nga yor loo xamante ni mën nañ ko dippee arme par exemple yow bu ñu fekkee ci yow benn ngànnaay alors que da nga bëggoon aar sa bopp contre nervi yi dañ lay considérer léegi comme terroriste alors que nervi yaa ngi yor ay cour ay pistolet ba ci ay jaasi di tambaambaalu ci biir réew mi te kenn jàppu leen. ñu ñëwaat ci point 5 bii nag moo gën a yéeme ndax dañ ne les destructions dégradation et dommages maanaam yàq wala salfaañe ou bien gàllankoor nekkin wi. par exemple manifestation am mbir yi débordé mën nañ ko considérer comme acte terroriste li grave ci point bi mooy ëllëg waa FRAPP Y'en a marre ànd sàmm jikko yi M2D wala ay sénégalais yu ñu tooñ ñu décider organiser wu def manifestation fësal leen métti nguur gi mën naa yebal ay tóob maanaam ay sambabo yoo xamante ni dañuy rax ci biir rassemblement bi ngir saboter kenn ci ñoom mën na jékki saay sànni benn xeer takk der yi lacrymogène yi jib débordement am oto demul oto dikkul ñu dem jàpp ña ko doon organiser nit ñi ay terroristes lañ tëj leen seen giiru dund lii tamit beneen point bu doy waar la boo xam ni nguur mën na ci sukkandiku pour tëjlu ay leader politique pour tëjlu ay activiste wala ay nitu diine yoo xamante nii dañuy organiser ay ndaje
jaare ko nag ci loi bii nga xamante ni li ko tax a jóg mooy nee nañ xeex terrorisme. ba tey ci article 279-1 bi définir lii mooy terrorisme dañ ne képp ku jóg pour entre guillemets contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque par la terreur maanaam ku jóg ngir xiirtal gouvernement bi wala ab mbootaayu bitim réew maanaam sàkku ci moom wala di ko jéem a forcer ngir mu def benn mbir jaare ko ci ay artu wala xupp yow dañ lay considérer comme terroriste. lii li muy fàttali mooy rassemblement ànd sàmm jikko yi biñ amaloon ngir xeex wàllum ngóor jigéen ndajale boo xamante ni ab kuréel bu majorité sénégalais gis seen bopp moo sàkku ci nguur gi mu criminaliser mbiru ngóor jigéen par force. yamu ci mais ku ne xam ne ni ci rassemblement boobu noonu dañ ne bu ko nguur gi deful bépp góor jigéen bu ñu jàpp daañ ko diggaal ak yow affaire yi wër àdduna ba bési ci topp jàpp nañ ay góor jigéen dóor leen. léegi nag projet de loi Macky Sall bi dafay protéger góor jigéen yi te ñu bari rendre ci compte xam nga dañ koo demandé comme moom nee na àndul ci mbirum góor jigéen ñu ne ko léegi criminaliser ko jàmm na ñooy mu bañ mu daal di ñuy indil nag projet de loi boo xamante ni dafay sax aaya kuy forcer ab nguur mu def benn mbir lii kuréelu ci mel ne ànd sàmm jikko yi ak képp kuy xeex ngir valeur moo ko tax a jóg. Macky Sall ñëwaat nag ci li nga xam ne moo ko teree nelaw muy réseaux sociaux yi ci point 15 mu ne les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication dañ koy considérer comme terrorisme maanaam ku publier lu neexul Macky Sall moo xam Facebook YouTube Twitter Instagram wala ci benn blog wala site internet procureur mën na sukkandiku ci loi yi encadré jëfandikoo xarala yu yees yi biir Sénégal teg sa kaw ay chef d'inculpation ay tuuma yoo xamante ni dañ koy jàppee terrorisme ndax bind nañ ko ci projet de loi bu bees bii. donc ku liir lii lépp di nga xam ni kon projet de loi bii xeex ñi ñuy wooyee dëgg-dëgg terrorisme taxu ko jóg maanaam ñu yor ay arme di nangooy suufu jàmbur di forcer benn xeetu diinaay doomi aadama wala di kalaateel ay bomb ci ay innocent xeetu terrorisme bii la àdduna gépp di xeex boo demee ci dëkk yi ñu wër moo xam Mali Niger Tchad xeetu defkatu ñaawteef yi la ñu jàmmaar lool mais Macky Sall moom protéger sénégalais yi ci loolee laal yeneen dëkk taxu ko jóg au contraire moom moo bëgg a terroriser sénégalais yi kon képp kuy wër terroriste biir Sénégal jàppal Macky Sall kii mooy defkatu ñaawteef bi ñu war a arrêté ndax dafa sukkandiku ci benn terme bëgg koo xeexee te ñan la koy xeexee mooy sénégalais yi juste pour régler ay compte moo tax kii ku ko yaakaar torox ndax président bu ñàkk fula la ci ay fayantolo tollu jaay ni man dama am doole maa fi nekk. donc nañ jàpp ni léegi ñun sénégalais yëpp ay terroriste lañ bu dee ni lii ñu bind ci projet bi mooy terrorisme ñun de en tout cas lii jaaxaluñu tey la ñu gën a engagé wu ci xeex Macky Sall parce que kii poson bu bon a bon la suñu réew kii baaxul ci kër baaxul ci àll ndax dafa jiite sénégalais ba noppi bañ leen yéene leen lu bon yéenewul kenn jàmm même stabilité réew mi sax dafa mel ni daf koy déranger Sénégal kenn mënu fi am jàmm ndax benn jëmm ji muy Macky Sall mais nag lii waruñoo tiital Macky Sall mënul xeex ak sénégalais yëpp ndax instant bii mi ngi ci fin de règne nguuram mi ngi jeex yoratul pouvoir bi maîtriser tul carte yi moo ko dugal ci lii lépp te dafa nar a retourner contre moom ndax day tax ñu gën a jël suñu matukaay jàmmaarloo ak moom. jàmmaarloo bi nag soxlawul njiit soxlawuñ ci leader li fi xewoon mars avril réussir nañ ko te du benn activiste wala benn leader politique bu nekk ci kanam jiite mbooloo mi. parce que ñu bari dañuy toog naan xeex bi nu muy demee di xaar ndogal tukkee ci benn leader moo xam politique wala activiste. li ñu war xam mooy projet bi nii sénégalais yëpp la bëgg a tënk comme ni ngeen ko gisee kon rassemblement yi fépp la war a amee ci Sénégal pas ci benn bërëb dong ngir Macky Sall dellu ginnaaw ci lii ndax bu jàllee ëllëg yow mii di seetaan mën nañ la néewal doole ci sa dëkk mën nañ la néewal doole ci sa bërëb liggéeyukaay te doo am foo ko jooyee boo waxee duñ la dégg ndax Macky Sall xamul maslaa te boo génnee ci mbedd mi mën nañ la coller motif ne la yow acte terroriste nga def donc kii jàmmaarloo la xam te dem na ba comprendre que ni askan wi jëlee nañ jikkoom jikkoy baadoola la yor baadoola nag xamul yelaa ay duma moo ko fi jëlee Macky Sall ñun loolu lañ gëm waxoon nañ ko fi ñu bari di reetaan mais ay duma national moo fi jëlee Macky Sall kon nag ku nekk jël say propre responsabilité te bañ ci xaar kenn. dañ koy jeexale ak ay kàddu Macky Sall moom ba muy woote confrontation jàmmaarloo jëmale ci maître Wade bi nga xamante nii xaajul bay jéggi di def li Macky Sall nekk di def actuellement ngeen déglu kàddu yam teniroon Macky Sall naaféq la bu ñu kenn wax waxi président. Macky Sall du président amatul légitimité ci biir réew mi ndax dafa déclarer guerre bépp sénégalais kii daf ñu wan ni taxawul taxawaayu président mais dafa taxaw taxawaayu nooteel tiitalaate yóbbu fi askan wi kon kii du njiit mérito respect dañ leen di digtal ay kàddoom ngeen xam ne kii naaféq la du wax ko du dëgg kàddu démbam yi ni mu waroon jëfinu taayam
dañ leen koy dégtal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf. tey jii si taxawaay bi njiitu réew mi jël fas nara nag andi musiba ci réewum Sénégal ndax fi mu nekk li muy def moom mooy def coup d'état constitutionnel mooy def forcing pour imposer réew mi loo xam ne réew mi du ko nangu tey du ko nangu ëllëg te it ñëpp décidé nañu taxawal benn front républicain maanaam muy parti muy syndicat muy société civile muy citoyen tout court ñëpp war nañu taxaw pour dire non parce que lu ëpp tuuru te lii ëpp na waaw Abdoulaye Wade moomul réew mi te waruñ nangu li mu bëgg a def mu def ko ci Sénégal kilifa yi nag kilifa diine yi war nañu wax kilifa yëpp war nañu wax ndax bu ñu waxul léegi ce sera trop tard maa ngi ñaan aussi parce que li mu bëgg a def confrontation dana am c'est inévitable su amee maa ngi ñaan armée nationale nga xam ne c'est une armée nationale ni armée républicaine yëpp def ñu féetee côté askan wi ndax bu fekkee ordre c'est illégal c'est illégitime kenn waru ko exécuter waxatuma la ak naan dañuy jéem a boom wala di bunduxatal population yi te population yi dinañ taxaw faire face à Wade c'est clair donc ñu ngi ñaan na retirer son projet là ba nga xam ne amul bopp amul genn